salaamaaleykum mbooloo mi man maa ngi tudd Mamadou Faye ñu gën maa xam ci turu Mbodj man maay représentant chef de village fii ci quartier bi ñuy wax Pout Dagné. ba ma nuyoo ñëpp sant ñëpp rafetlu teewaayu média yi ma leen di ne dal leen ak jàmm fii ci Pout Dagné di leen wax ni maa ngi jéggalu ñi ngi jéggalu askanu Sénégal di leen baalu àq li waral loolu nag mooy dafa am li fi jot a jaar ñu wax ko fépp ci àdduna bi mu metti ñu lool muy ay tuuma yoo xam ne lañu teg suñu kaw ñu ciy masawu coono sénégalais yi di leen ci baalu àq di leen ci jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax xam naa ni ku ko dégg rek am na li nga ci wax wala li nga ci def wala mu am li la ci metti te fekk na loolu ay tuuma la moo waral ñu indi presse bi fii tey pour leeral mbir moomu ka koy leeral nag mooy sama naataango bii ñuy wax Ablaye Sène muy sama mag muy directeur d'école bu Pout Ndof moom la ñu jël kàddu gi jox ko pour mu leeral li fi jot a xew. jërëjëf. village sama représentant chef de village bi mu ko waxee fii man may Ablaye Sène laa tudd ma nekk fii enseignante fii dëkk bi ñu naan enseignant ñu nekk dëkk bi ñu naan Pout Ndof ma nekk aussi porte parole waa dëkk bi problème bi bi mu amee fi la ma fekk bi maire bi gaañoo ñun ñoo nekk fii di def suñu tractation guddi gi ba niñ ko yóbboo suuli ko donc dara rëccu ma ci mais dañoo jékki-jékki ba gis benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko publier ci réseaux sociaux yi ñun au niveau de Dagné fu ne woo nañ ñu fa lu ne wax nañu ko pour ñu def une déclaration mais ma ne leen rek moo mën a am coow lu bëri foo ko déggee borom coow li nekkul ci dëgg jël leen seen temps ngeen def doucement le moment venu on va faire notre réplique dañu leeral. ok vidéo boobu nag depuis samedi mi ngi daw ci réseaux sociaux yi ñu ne nag dañoo jël décision def benn point de presse pour leeral askanu Sénégal ñi nga xamante ne mën nañoo comprendre li ñuy wax ndaxte am na ñoo xamante ne lu ñu bëggul dégg mënoo koo dugal seen nopp voilà ñi nga xamante ne bëgguñoo comprendre kenn mënu leen comprendre loo mais am na ci Sénégal yoo xamante ne lu mu bon boo waxee dinañ xam ne lii nag moo yenu maanaa bi loolu amee woo nañ fi commandant woo fi sous-préfet ak ndaw sëñ Saliou Touré ñu ñëw fii la ñu toog ak waa dëkk bi ak ñaari parti yi bi ñu toogee fii waxtaan nañ ba trouver une solution bi ñu trouver solution ñëpp d'accord ne lii la ñuy adopté mooy comme li ma leen wax nii ci olofal bi maire bi nañ ko suuli fi ñu doon suul bu ñu paree ci lii dinañ trouver une solution bi ñu d'accord ci loolu doomu sëñ Saliou Touré mi fi nekkoon ñaan ba ñun ñëpp ñu joxante loxo ñëpp tasaaru ñu dem léegi ñoom bi ñu demee seen kër ñibbi ñu changer complètement d'avis xale bi nga xam ne yaay moo gaañu moo ne moom cimetière bale moom pare na ci dootu fa suul kenn il préfère même yóbbu yaayam Touba que di ko enterrer fële. on ne sait pas le pourquoi je l'ai bien dit xamuñu lu tax léegi bi ñu jógee ci loolu ñu jël décision ni ñoom dañuy yóbbu maire bi fi nga xamante fa la cosaanoo maanaam fi mu jógee sëy si fii Kisane mais loolu yëpp ñu lijjantiwuñu dara maintenant par rapport ak li ñu wax ñoom ci vidéo bi que village bi sëgi fi ñu nekk 7 kilomètres la ak fii ak yooyu yëpp comme li ma leen wax fii yëpp ñu ngi ci wut ay solution yoo xamante ne bu soobee yàlla du yàgg dara di ngeen xam la réalité des faits bon biñ ko defee loolu ñun fii au niveau de Pout Diack comme nit ñaa ngi doon harceler di wax di woote téléphone ci lañ jël décision ni dañuy def suñu point de presse pour informer opinion nationale ak internationale ci lu xew que lii am fii à Pout Diack nekkul diggante géwél ak géer waaw li fi xew du diggante géwél ak géer ok et que chef de village bi ñuy nommé ak waa dëkk bi mosuñoo tere ñu suul ki dee ñuy suul ko ci sëg yi nga xamante ñoo fi ne mosul am. ci jamonoy maam yi ba léegi. de toute façon depuis ba jamono ñu yow ak yow fa la ñu mos di suul ñoom ñoo jékki-jékki ni suulatuñ fa
et c'est le seul et unique cimetière qui existe. mais dañuy wax ne jamonoy maam yi ba léegi maanaam géwél mosuñu leen. vous êtes en train yéen a ngi bëgg a dugg ci li ma doon bañ. question réponse non question non. Ouais. Quand on dit point de presse, on répond pas à des questions. Ah, d'accord, continue. Donc laissez-moi terminer. Continue. OK? Donc population bi donc chef de village bi ak population bi mosuñoo tere à ce que ñu suul néew bi ci sëg yi nga xamante ne moom la ñëpp xam. nit ñi nga xamante ne ñoo nekk autour de cette vidéo ñi nga xam ñoo ko publier leneen moo leen intéressé ñun xamuñu. OK? te ñi ci gën a bari ci ñoom dëkkuñu sax ci dëkk bi. Ils sont même pas du village. OK. Précision bi ma doon def foofu encore que les principaux concernés c'est une seule famille. boo doon def enquête bi ils se nomment Touf Diouf je crois que dépasse wu ñetti nit. Voilà léegi nag li nga xam ne aussi bëggoon nañ ko ci préciser ñoom ñooñu dañoo embrasser benn religion boo xam ne une nouvelle religion qu'on appelle secte yàlla duñu julli duñu woor duñu nat asaka duñu joxe murum koor. bi ñu nee dañuy indi seen cimetière boobu dañu créer seen cimetière boobu ñun ci lañ ne cimetière bi bu naree am il faut que yoon am ci il faut ñu dem ci yoon parce que du ñu nangu au niveau de Pout Dagné ñu def fi cimetière boo xamante ne uniquement réservé à des yàlla ñu jox leen ko ba bu nekk loo xam ne seen moomeel la bu ëllëgee ñu fi indi nit di leen suul te duñu xam ñan lañu. nee nañ ñoom ay murid lañu duñu yàlla ay murid lañu. ñoom la engagé ñun li ñuy dund. village bi yëpp aussi ay ñoom la engagé ñun li ñu dund ici au niveau de Dagné ak ñoom loolu lañ leen wax. duñu julli jàkka baa ngi nii bu ma doon wax dinañ leen wax kenn ci ñoom musu fee ñëw ci jàkka julli fi. duñu julli duñu woor duñu natt ko duñu nag muuru koor duñu kii te maanduñu teen parce que beneen bi. même nit ñi bu ñu fi nekkee nii ndax sax di julli bu ñu rombee fii dañ leen di tooñ. ñoom dañuy sikkar di tudd yàlla. très bien naan ku yaakaar julli ak woor kese boo dee bu soobee yàlla safara nga jëm jullit dëgg da ngaa war a gis yàlla d'abord bala ngay mën a sa njullite balaa muy nekk lu wér. j'ai entendu ça voilà donc ils nous ont répondu bi ñu leen ne cimetière bi mënul am cimetière bi bu ñu leen ne ñun dëkk bi fii lay màggee cimetière bi mënul leen ko fee def. Parce qu'on a prévu un plan de lotissement foofu dañu ne seen yoon nekku ci ils nous ont répondu avec un niet catégorique day am ci loolu nañ ne nag ñun cimetière bu bees boobu moom ci nii rek mënu fee amee. cimetière bi ñu leen propose bu bees bi. mënu fee am. ci lañ ne mënul amee noonu. foog mu am papier parce que yoon am na. cette secte de yàlla moom la ñuy bañ secte yàlla boobu moom la ñuy bañ mu am fi pouvoir boo xamante ne. dafay dem ba suñuy doom suñuy sët suñuy lépp dem embrasser cette religion là loolu moo tax on s'est opposé à la création de ce cimetière mais opposition bi wax naa ko on est des légalistes li nga xamante ni yoon sant nañu ko tey administration bu ñëw nii leen def leen nii on ne fera que suivre ce qu'il a dit mais ñun mënuñu lu dul dénoncer loo xamante ni dañu considérer ni kii lii du yoon tegul ci yoon dañ koy dénoncer. Donc le fond du problème c'est ça je crois bu ñu jógee ci loolu parce que vidéo bi dégg nañ ci lu ne dégg nañ ko ci dégg nañ ci Iranda wax na ci dégg nañ ci Seydi Gassama wax nañ ci dégg nañ ci Alioune Tine wax na ci ñooñu la ñu ne nañ def preuve de professionnalisme ça c'est pas professionnel du ñu déglu vidéo boobu rek déglu ñu l'autre partie commencer di wax dans la presse c'est un précédent très dangereux bu ñu jógee ci loolu nee nañu waaw ñooñu lañ ko booleel Iran Ndaw Alioune Tine de la RADDHO ak ses acolytes Amnesty International on les a bien écoutés voilà loolu la ñu amoon pour leeral leen. damay leeral bi mooy que booy interroger ay parti boo ma waxee ci parti bële nga bokk rek kon yaa ngi indi problème man bokkuma ci benn parti. Je suis le chef de village et chef de village ñëpp laa boddiwuma kenn bàyyiwuma kenn ñëpp laa boole jiite. Il faut que ça soit clair maintenant bu ñu waxee ne chef de village moo tere ñu suul je crois que war nañu wax rapidement c'est pas vrai le chef de village terewul kenn suul terewul kenn suli mais le chef de village s'il y a problème il alerte les autorités compétentes le sous-préfet le commandant de la gendarmerie ñoom ñu ñëw
pour ñu trouver un problème à ce comment dirais-je pour un problème une solution à ce problème. Maintenant ce qui s'est passé maintenant lu xew na ba pare. Il y avait un différend boo xam ne moo boole ñaari parti. Après ça maintenant on a trouvé une solution. Donc trouvé nañu solution. Kon donc le problème mu ngi suñu ginnaaw. Maintenant ku ciy wax leneen nga ciy bëgg a wax leneen wala da ngay créer beneen da nga bëgg a créer benn coow mais lii c'est très simple bu ñu toogee régler nañ ko le problème est terminé. solution bi lan la. waaw solution bi peut-être man maa ci gën a man maay le pilier comment dirais-je man maa ci gën a tuuti pour wax ko parce que man chef de village là. Il y a le sous-préfet, là le commandant de la compagnie, là le commandant de la brigade qui était là et il y avait les chefs religieux. Yoo xam ne ñoom ñoo trouvé solution bi mais peut-être que man je suis le plus concerné ci loolu yëpp parce que man maa fi dëkk xam nga lu ñu trouvé mooy c'est très simple dañoo toog ñii ku nekk ñu déglu la bu ñu paree on a pris une résolution finale mooy que ni cimetière bii ñu bëgg a délocaliser parce que ce n'est même pas un cimetière c'est un caveau familial pour ma delluwaat ci ginnaaw tuuti. Lu fi xew ce sont des caveaux familiaux ay les gens enterrent par waaw nit ñi dañuy suul par ñi ay mbokk lañu fii la ñuy suul ñii nekk mbokk ñi la nekk mbokk donc loolu moo fi xew parce que kon donc caveaux familiaux bëri na fi c'est pas un cimetière unique boo xam ne dañoo ne duñ fa suul géwél ay géer lañ fay suul loolu amul c'est compris d'ailleurs caveau familial bu fi am bu gën a légal bu ñu mën a wooye cimetière boo xam ne dañ ko comment dirais-je dañ ko autorisé officiellement mooy bii ñoo xam ne moom la géwél yi di bañ est-ce que compris moom la ñuy wax ni c'est à 7 kilomètres xam nga bu mu xewee ay experts ñëw nañ fii mesurer ça fait 2 kilomètres 100 ci 2 kilomètres 100 yooyu foofu boo gisoo nii sa ginnaaw y a des cimetières là-bas am na ñeneen ñu fay suul te ñooñu fii lañ dëkk ci biir dëkk bi kon donc problème bi dañoo ñëw ñambaas ci leneen loo xam ne bokk ci xam nga loo xam ne bokk ci donc yaakaar naa ne foofu leer na xam nga le problème a été résolu ci lu gën a gaaw je crois que autorité dinañ génnee benn communiqué final boo xam ne day leeral ñëpp. mais mën nañu wax ne léegi. désormais cimetière yi dinañ ci suul maanaam géer yeeg jullit yëpp bokk benn cimetière wala. non xam nga boo demee Thiès tey wala boo demee Dakar waaye bu demee feneen y a des cimetières yoo xam ne ñëpp lañ fay suul. mix xam nga ñun tamit foofu lañ jëm. ok xam nga foofu lañ jëm mën nañu am cimetière boo xam ne ñëpp a koy bokk mais aussi lu ñuy bañ nit jóg rek créer son propre cimetière. Le cimetière est commun ñëpp ko war a bokk mais nga ñëw tey damay créer sama cimetière ma dama jóg dem suba damay créer sama cimetière loolu la waa dëkk bi bañ xam nga te dégg nga lu waa ji wax dans cette partie là ils ont réservé un lotissement parce que dëkk bi day màgg pour dak ku ko xamoon il y a quelques années fii yëpp amuloon ay kër te gis ngeen kër yi léegi mu sës kër bi daan est-ce que compris kon dëkk bi day màgg kon donc même bu ñuy créer cimetière on doit réfléchir fu ñu koy teg. fu ñu ko teg foo xam ne bu demee ba ëllëg kenn du naan waruñu kon teg cimetière parce que aussi nous sommes des futuristes quand même waaw. gis nga mbir mi du kees yongu géwél ak géer mbir mi xale yi seen l'islam bi lañu may wutal doole ñoom dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñuy gas fii ñoom yàlla yi am na ñoo xam ne ñu nga géwél ay géwél lañu ñu ngi dëkk ak ñoom mais d'accorduñ ci gis nga ñii bu doon wàllu géwél ak géer ñun suñu maam yee leen fi indi dégg nga ñoom ak suñu baay ñoo doon seen maam ak suñu baay ñoo doon fanaan get bot setee suñu baay bu ñu ratee ku ci ne ñoom ñaar seen ñaari maam yi ku ñu dañ lay defal gambu kii meew dégg nga ñu yóbbu seen kër ñun ñi ngay gis ku fi juddi woon suñu kër balaa ngay def dara
ñun nampal ci weenu géwél waaw bon xam nga kooku bañul géwél suñu jiw gerte kii dugub balaa ñu doon jiw géwél yee ñëw bojj dugub yi door ñoo jox ñu jëm ji bi ah est-ce que loolu moom pour bañ géwél la ah ñoom xale yi ala yéwén yàlla yi daf ñoo sonal ba mu upp daf ñoo sonal bu ñu upp ci ñetti nit rek lañu lu leen neex ñu def lu mu ci mën a wax bari na ah mu wax ci ñoom def ñuy tooñ dañu même bu ñu dee jàng fii boo dégloo seen jàng yi seen dañooy gaarwaale ci biir ah ñu di ci dégg ah même toog nañu fii ne xel yi da leen di sari xeer loolu ñu jóg ci ñu naa xel loolu na yem bu mu anti bu mu amati lazim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar Imam Faye maa ngi leen di ziare lu bëri di leen jox seen wàccuwaay di ñaan liñ fi tax a ñëw yàlla na suñu borom sotti ci jàmm ñuy leeral ci tuuti rek loo xamante ni moom lañ fekkee man xele la waaye nekk naa fi imam fukki at ak benn waaye suñu waxee ay julit lañu man wóoruma ñoom yàlla yi suñu waxee ay julit lañu wóoruma tudd man da ngaa yaakaar dëkkuma ci dëkk bi ñu samay rak lañu ñoo bokk dëkk bi mais man maa leen yar ay yàlla ñu ci li wóor bañuñu ko sax ma leeral lu indi problème laay indi benn 11 jours ay 5 heures la war a tombé à la 5 heures moyen am ñu doon julli ci kër gale foofu la histoire gi njëkkee kooku kër yee sax génn na àddina mu nekk lu leer xam nga luy problème bi ñii dañuy julli ñuy sikar mu ne képp koo xamante ne ngay julli ci gisoo yàlla soo dee dem safara est-ce que loolu neex na ci xol ndax ñun lañ ko wax yéen bokk ngeen ci wax ji foofu la commencé problème bi foofu la commencé ñun nag ñu muñ ko xamuñu histoire dëkk gi dëkku Sëñ Saliou Mbacké la xamuñu histoire ñu muñ ko ba affaire bi ñëwaat fii nag problème bii nag nekkul problème mu géer ak géwél yaa ngi fii problème bi yàlla képp la du leneen. ndax maanaam sëg yi ñu fi bëgg a def daal ngeen d'accord sëg yi ñu fi bëgg a def waaw d'accord guñ ci duñ ci d'accord nag xanaa yoon teg def lu mu ci war a def képp. déggoo ma la wax jàppuñu julliwuñu wóoruñu alxuraan soo lay waxee alxuraan mu ne alxuraan gu woo googu lan laa leen ate ci alxuraan. alxuraan gu woo la ñuy wax. waaw alxuraan gu woo yi am na alxuraan bu gën a tooy man ji laa xam alxuraan ji laa mën a atee képp mais bii suñ koy def fan laa leen di ate fukki at am naa ko fii mosuñu fee ñëw julli nan laa mën a assurer ñoom ay jullit lañu. est-ce que kon loolu moo tax am ku faat ci ñoom mais duñ leen suul ci fi nga xam ne foofu nga leen qualifié. man de loolu wóoruma man daal xam naa ne ku ñu ay jullit ñoo xam ne dañu ñëw ci jàkk ji julli ci lii mooy suñu problème ak ñoom waaye géwél yi fi nekk jàmm lañ am ak ñoom lii nekkul problème bu géer ak géwél mu leer nañ nag. kon amuñu problème mu fii duñ fi suul géwél duñ fi suul. waaye la xam ne loolu amul ci dëkk bi fii. billaahi wallaahi taala alxuraan ji laa yor bépp borom xam-xam bu ci wax ragalal yàlla loolu amul ci dëkk ji fii amul kenn kuy seelu fi géwél ci dëkk ji amul. fii lañ fooy suul suñ fu tuulee yàlla du taw amul gis nga fu ñuy béy añ fu ñuy suul borom tool baa ngi nii ñoo bokk benn kër foofu la ñuy béy loolu mën na wàññi dara borom tool baa ngi nii jël leen fu muy nii suñu tool la ñuy suul loolu mën na wàññi dara loolu laa ci doon bëggoon leer bépp borom xam-xam gu ci wax nag baal naa la ak képp ku wax ci imam dara rek baal naa la ak xam naa ñàkk a xam rek moom tax nga wax waaye du nekkul problème mu géer nekkul problème mu géwél mu leer waat naa ko ci alxuraanul karim gi ma tey sama loxo nii waat naa ko ci yàlla su fekkee loolu la ma am len li mu ci laq yal na ma yàlla alak. mais lan moo tax ngeen bàyyi ba problème bi toll fii lu tax dem leen ci yoon pour jël mën a. dem nañ ci yoon ana chef de village waxul ak yow ñaata yoon lañ ci dem ci yoon. waaw loolu la dem nañ ci yoon. loolu po yoon moo xam. loolu moo xam man xaw ma ci dara. lii rek laa doon leeral salaamaaleykum wa rahmatullah.